You want to know more about our policies and agenda, and also see me on the campaign trail. Man aji yam seka ma ñew pour wax politique United Democratic Party di leen won ne so leen si bëggee xam dara àllarba bu jot ñaari waxtoo genn wàll. Do you want to know more about the UDP, our plans, policies and agendas, and also see me on the campaign trail? Join us on our program, UDP on the Trail, every Wednesday at 2:30 p.m. only on Kirfat. Assalamu alaikum. Mal bismillah na bi programme auto UDP on the Trail. Bi ngalunta mballe soto studio kono jang. Be ngalon ne pati launching ke manifesto la nim 5-point agenda. Jandim be dunna kacha kono. Nse o video jibe follow. Sina lunta mbal bismillah programme auto bi. O video jibe ngana. Good morning and welcome to the official launch of the United Democratic Party 2021 Manifesto, its 5-point agenda and official website. To the Gambia, my beloved country, this is it. This is the United Democratic Party. Today, we have the opportunity to present to you our agenda, our manifesto. We are doing this truthfully, no fake promises. Our 5-point agenda focuses on key priorities that the UDP government will seriously address. It is a summary version of the various sector policies we have committed to in our manifesto on our website. The 5-point agenda would be the contractual commitment that the UDP government will give so that come 2026, we invite the media, we invite everyone here to hold us accountable whether we had actually said what we were going to do. The good news is that the manifesto and all of the information you're getting here, you can download from our website. All of these would be accessible through our website, udp.gm. Monday, 23rd August 2021 marked the 25th anniversary of the founding of the United Democratic Party. We choose today's occasion for the unveiling of our manifesto for the presidential elections, which is less than 100 days from today. So this 25th year of UDP's existence will really show that in the next 6 years, actual transition will commence in this country. The United Democratic Party, in delivering these promises, first, we are going to curb corruption in this country. We are going to invest in our youth and our women. And we are going to achieve this because we have the capacity in the United Democratic Party. Because we have the integrity in the United Democratic Party, and because of this integrity, we are going to create bankable projects and using these monies to invest in our youth, invest in our agriculture to create the jobs. Ladies and gentlemen, this is the United Democratic Party. Ala baraka bake mse nalundangol bunya studio kono jambi because bi programme atabetar la bunda minna tumando ba to kacha nyimbe mo jama ba kontanna konka min fo UDP la kuoto wolbe kere ninko UDP is all inclusive molbe la dabije
nse luntangol bulay kontondiro ke ya fo mole to len jumati sina dum kacha kono nga start ning mbari musola folo. Assalamu alaikum. maa ngi leen a nuyu sama mbokki Gambien yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu parti leader bi Lawyer Ousainou Darboe suñu président 2021 bi maa ngi ko nuyu bu baax nuyu executive UDP yëpp di nuyu suñu mbokk ñi ñoo déglu yëpp Gambia fii ba diaspora maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ndeye Sène dëkk Tallinding. ok jërëjëf Ndeye mbare muso safa mole to jumalti ani batamun tole. Baraka bake. Assalamu alaikum mbadi Gambian kole memo be konton na itola ani konton la folo mba astatu la na pati leader la ba Ousainou be konton na inila executive members of be ani mo kumal mi be Gambia ani Gambia e bantala nte to mu jare jability be mbota Tallinding ne bi coming UDP 100% differently able programme bi wala en si jang in studio kono bi ala baraka bake abaraka bake ntolle day la diamo moy anin jaray itol batanan damen wala UDP 100% differently able. So it is like be discussion on him be terra fanna minna wala United Democratic Party be mol empower la no nyaadi le million ko wala differently able te and be feeling vice president of United Democratic Party differently able 100% aning ila national treasurer soto nse dum kacha kono ni ya jibe United Democratic Party aning patil fatata bakel parti mi ya lonko ni la youth sector jibe miene la women's wing jibe yana fo differently able mi ya lonko kacha bed dunna wolto ndey mun nga wa si association bi ñoo United Democratic Party 100% for differently able. Assalamu alaikum ban tay man ma delu ci waré antinde so ma latte ci lolu wax ci dina ci content trop because of United Democratic Party ne kana political party bu nga xamanteni mun na ne Gambia bi yépp la taxawal so demé na ñun suñu side ci ñi démé ci differently able yi nga xamanteni yalla dafa téé sen comme sen cëri mun naa wax ne ñoom ñu ngi see def tànk jéego yu nga xamante ni amuñ si morom. because of mun naa wax ne Gambia bi first time danga daan wax na soo amee comme ñu mel ni ñun. differently able du génn ñeneen ñi sax duñ dee jàngal seen doom yi because of loolu yëpp lu ko indi woon mooy ne dañu bàyyi si gannaaw trop waaye gis nañ ne United Democratic Party seen agenda yi mun naa wax ne suñ ñu defutee ci kanam si force yi tamit nekkuñ laas because of dañ ñu jël differently able yi jiital ñu bu ñu demee ba xam ne ñun ñi Gambien lañ te cër bu ñu yàlla na nattu bu ñu teg nii taxut ñu war ñoo tëj si biir néeg ji. am nañ right pour vote am nañ right pour join si political party bu ñu neex. am nañ right pour politique ku ñu neex koo xamante ni yëg nga suñ mbir daal xam nga suñ jafe-jafe ñu jox la suñ karta biñ seetee ba seet nag xam ne United Democratic Party moo nekk political party boo xamante ni ñoom ñoo ñu yëg. ndik Olof Njaay daf dee wax ne ku la safoo ku nekk. nga faale ko. ki la jox ndéewoo ku la dig ndéewoo jox la ko su la waxee xaaral reer danga am yaakaar because of lépp lu ñoo def ñu ci jiital ñoom ñooy political party force si history Gambia ku njëkkaa jël differently able def ko kansuloo. waaw loolu history la. United Democratic Party ñoo ko fi njëkk a def teg si ñun suñ association bi ñu form nii bi ñu ko form United Democratic Party differently able wing for 100% UDP biñ ko xalaatee dem waxtaan seeg parti leader daf ñu si dooleel bu baax kontaan si torop won ñu ne ñun lu borom ñaari tànka yi ñun mun nañ ko. waru ñoo des gannaaw si politique ñu ko sant bu baax di ko si gërëm bi ko soo foog naa ne political party yi ñu bari suñ defoon ni ñoom
ñi ko non ñun fuñ nekk ni passé nañ fi loolu la am gum luma seen laala guma bay jaaray mu laal tuuti seen indi baraka bakende okumo seneata yala ni mol mang dung United Democratic Party italon na mimbije mo jama bije wolka United Democratic Party je bari imalo mo ne ba United Democratic Party comme ya fo ila diamor kono nyame United Democratic Party le kata party follow ti mi yalon ko ye councilor soto mi yalon ko is differently able people we muna yitandi we empowerment o nyina yitandi we empowerment o mbo wo discussion on labi jara ye vice president wala kumumwele ise muna lafano ala kumo kono wo kuma ya tabake hansa intela murutan komi ya fanyami la diamo kono kafa ko United Democratic Party lo mi yale noko ama moto koma all inclusive lo ama musto koma aman dinduntu koma aman kebatu koma han lanjur tol miliyalo noko nunto lanjur tol pro yeta karam bu fato aka ke bul problème olti modo la jero to yamra foni lanjurta yede ken dabo ta kol kono le fereng adu wasatar idula dole lanjurta komi misal fente be nyame mbuka tamade bari amam bali na kuwo kundina amam bali na hadamadi ya kula amam bali na kuwo ni sinna mali sa tamandi no ifaye intafana ala la man sabaya to nsake nore yo di United Democratic yenye ne yitandi ko hani lanjurta aman jare yetu koma kabirin tel yenna ni association o ni form nga yitandi parti leader la ba Usain Dabo akontanta bake ayina kuwo muta ada abelori moliyele suto anin tilo comme tel lanjurto la ko be nyame kabirinte botanna hadmadiya kul kalama fom bulata politiko kono mbesay minto komin ka politiko parti je mi yale nako ay lanju tol dabulandi je nsafa ko nyine mu foloti ibotan kalamale adi be lori nyele fana sa ka fa ko ilanjur tale wo mamin ko yutu siren suwo kono ete dabulandi le la banko la do kundir kuoto ite ba idabondila ite dabulandila ila right to yemi soto pour la banko parce que politiko nyi banko duwo banko din ay right soto de pour ka dadun dije ay right soto de pour ka dadun dije because ala carte ke sole babu obi wala en telefonal sabundi jambi ka foko United Democratic amanyina lanjur tolla ama lanjur tol to koma mo morondi ni atara lendu tole miti ikana to sirin suwo kono ka foko ite mulanjur toleti isi fintinole yi dabla ila politiko to lafta dame support la abaraka bake jaray nela kumo moyle la kumo seneata abedeata ko mol mi yalan ko e lanjuro soto mamin comme ni lanjuro soto defana mañane ke dadundi bankola doku kono because politiko fanan kata fenete mi yalan ko mamin comme ça mol mi yalan ko wolle be tamaka ni simfulolla wolle be tamaka ni ibulfulolla wolda malla nyanda ke dadundi politiko kono mfele nyaaje United Democratic Party ye manifesto ni launch anin 5-point agenda o 5-point agenda ni manifesto lanjurtul fanan dabe o manifesto ni kono e dabe o 5-point agenda kono because ni ajibe United Democratic Party e kata parti le mi yalon ko bribe ila manifesto safela mol sotota mi yalon ko wala doku kata mindi wala ka jibe lanjurtul e bol sembentu yan la no nyaade ita am ni United Democratic Party masakunda nata mol mi yalon ko wolle ni lanjurul soto e bol sembentu yan la no nyaadi le masakunda nata wode wo jiko benyele because katun ko nga example o tamunela United Democratic atelum parti foloti mi yale nako ay kanslo yadi lanjur tolla woto wo jiko benyele ka foko nin the United Democratic Party la masakunda sotota lanjur be fanjela konole mi yale nako abekela nyasi obi nyamati katum bi follow intel kabirin ngani association no form United Democratic Party ila mako jamaale futata molma ma ko rombi mboko hani sunkaro nyi min tambita ten
e kiyamano la mako ro futata ntel male ntel lanjur tol mi yal nako ayen nafaale baake fan covid-19 ni mimbe kerin teng kiyamano la mako ro futata ntel lanjur tol male mi yal nako ayen mako la baake woto nte jikita ko United Democratic Party lo mi yal nako ning ala yake aketa 2021 president election o win lati jikobe lanjur tol yele ko mbe nyaato tasoto la jele adum ben fanjela kono de jërëjëf président loo mun a am pour yokka ko si jaaraay lu mu wax li ma si mun a yokka bari na because of mun naa la wax ne sample bi first time differently able su jàngee school ba jàngal school am jeex dafa mel ni fi mu nekk nii foofu la aduna am em su demee uti liggéey dañ dee rab bañ bàyyi moom joxe gannaaw ñu rab kayit bi dool ko si dosbin bi foo mun di apply liggéey doo am liggéey waaye United Democratic Party dañ joxe sample bu rëy ñoo njëkk a jël differently able def ko councilors kon loolu signal bi mu ñoo woon ne bés bu suñ nguur taxawee ñun suñ jàng bi dinañ xam lim ñoo jëriñ because of képp ku ci jàngoon soo demee uti liggéey di nga mën a am liggéey because of feebar bi nekkul si xel bi si cër yi la nekk te xel mooy liggéey waaye ñu bëri dañ dee seen ne kii differently able la warta mën a liggéey lii wala mënta def lii borom ñaari tànk lu mun ñu mun nañ ko waaye sample bi yéen a ko wone loolu moo tax ñun ñu óolu leen te maa ngi ñaan suma mbokki differently able yi ñu ñëw bokk United Democratic Party December 4 ñu rombal Ousainou Darboe ñu sànnee ko karta di xam naa ne bés bu winee suñ jooy yi moom rek moo ko mën a fompa ñun yàgg nañoo soona de yàgg nañu suñ coono dafa yàgg trop te kenn mësul ñoo gëstu su passé Alaaji Ousainou Darboe because of am naa yaakaar ne nguur yi goo xam ne UDP su taxawee fii si biir Gambia disabled yëpp dinañ si gis seen boppa because of ñi nga xam ne jàngoon nañ te mënuñoo am liggéey dinañ leen jox seen àq because of Gambien nañ comme ñëpp ni ñeneen ñi di amee liggéey right boobu lañ am pour liggéey keneen ki nu amee right pour dugg si political party waaye soo waxee ñu ne disabled de politique man loolu ma ne caaxaan la waaw because of carte bi doo leen mën a xam ne carte bi disabled moo ko moom wala on individual moom carte bi nii carte yëpp benn diseem bi la mu soo ko compté mënuloo koo xàmmee soo léegi lan moo tax nga ne differently able dafa war a toog warta mën a politique fan lañ ko teg ñun dañ bëgg lu baax ñun ñëpp bëggee lu baax loolu lañ bëgg lu baax nag moo tax ñu dem join United Democratic Party because of moo fi nekk political party boo xamante ni bés bu amee Gambia ëllëg ñun suñ coono dina génn suñ njaboot yi dinañ am good education because of fi mu nekk nii xoolal Gambia bi fi mu toll métti na ku la ko waxoon métti na borom ñaari tànk yi suñ fu ñoo yuuxoo ñun lu ñoo xaar dunda bi seer na benn te United Democratic Party seen 5 point agenda yi si li ma si jot a xam mënuma xam yépp waaye li ma si jot a xam foog naa ne force to force bu ñu taxawee ci wàllum dunda bi wàllum dunda bi moom xam naa ne food and security waaw fa la ñoo njëkk a xar seen tànki tubéy su ko passé mooy ci wàllum health mooy wér-gu-yaram because of nit ki loo bari alal te amuloo wér amuloo dara te lopitaan yi mu ngi nii tey soo fa demee dañ laa bindal garab nga dem pharmacie ñu jëndi loolu soo nekkee suñ maas yi differently able bu mel ni man amuloo liggéey amuloo dara soo feebaree fan ngaa jël loo fajoo loolu mooy nga dee rek nañ la gasal bàmmeel nga dem dugg fa dee te am nañ yaakaar ne nguuri UDP su taxawee bu soobee yàlla dinañ taxaw ci wàlli lopitaan yi dinañ am garab ñu am docteurs yu baax ku feebar mun a faju ñaareel bi mooy education ñun differently able yi soo amutee support dégg sa doom du mun a jàng because of loolu lu ko waral ñëpp xam nañ ko jarul sax laajte te soo fi toogee tey di wax ba ëllëg dañoo foog ne dangaa against te fekk nekkul loolu loo xamante ni ñun dañ ko dunda teg ci suñ bët loolu moo tax ñu bëgg ñu booloo képp ku si am doomi differently able su nekkee xale la trial nga jàngal ko school su jàngatee school ba nguuru United Democratic ñëw dangaa réccu de ndi ñun suñu réccoo ñun ñu ngi nii ndi suñu yaay jàngaluñu woon soo waxee ñu ne differently able soo ko amee warloo koo jàngal amul njëriñ te loolu yëpp lu ko waral mooy gisuñu woon ko ñoo dooleel ku mel ni Ousainou Darboe su nekkoon ne moo fi nekkoon depuis first time moo ne time bi waxatuñ ko ndig moom moo ñëw ekkati ñu si kaw wala ñu àdduna bi yëpp xam ko jox ñu suñu right jox ñu suñu àq won nañu ne ñun Gambien lañ te lañ war a liggéey comme ñëpp li ñëpp am loolu lañ war a am ñu ngi koo gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla December 4 yàlla nañu ko celebrate State House baraka baake because ni ya jibe ye police yi ñu jibe comme ya afonyame
United Democratic Party 5-point agenda wala fintindi o 5-point agenda fana ni agenda wo agenda karan wo agenda kono aka tandi la kom mol mi yalan ko wolle lan jurol soto e dabo 5-point agenda kono ko ni police njiwi aka tandi la ko United Democratic Party be simfa nyalu tala mi yalan ko wolle be soto ndiro kala lon kanol la aninta mandir soto nyal fananna mimbe lola ka mol mako mi yalan ko wolle lan juro soto so ko jara konde ya fo nyame ngala diamo kono karambungol be soto da mi yalan ko wolbe tal lorinne ka mol mako mi yalan ko wolle lan juro ni soto because ndenga example o tanta fonga ka birimbi da kan school primary school wotamo ngamo soto la mi yalan ko ay lan juro soto na be class killing kabo grade 3 data for grade 9 safero ke jang e ba mera comme ça nata masingo la safe so nim man sakunda nata United Democratic Party na police il sotol me ya lonko wobe mol sembentu yandila abe titasol sotol la me ya lonko wolbetal la loring wo karola anum fanante dan na woto fanan ka sensitization o ke ka diam wululali ka tandila ko ni dingo soto mi yalon ko ay lanjuro soto o ma min ko e nyande da bondila wala kuoton wo be kunta diamo nyina bulo abe kunta diamo nyina bulo pari fana fo man sakunda nyim fa fanan sa kela ela nyantodi nim man sakunda soto ta mi yalon ko ako lanjurto be banko kan ela nyanto lam pour yeta karambongo ela nyanto lam pour ye dundi karambongo wululal fana milbe sirin su kono wol fana mbayara namman sakunda soto la mi yalon ko ako naddingol mi yalon ko ela njuro soto e be duna karamoto United Democratic Party e be lori nyina kammo e mo soto e be min fola no woto wululal la karola mi yalon ko e ke la lanjurtol bula su ko ne mu ke dundi karamoto abarka baake mbarin kewo yelo kuma kan yin kuma ya ta baake nga ku jama soto jere mbe min fola wudu dali miliyale nako ye lanjurtol soto le ye lanjurto soto nyamen ani itele be wulu ye dindo soto min manke lanjurto te e nata lanjurto fana soto ye nyin min manke lanjurto te ye atira no nyamen foy karambu ni woye atata school ite wulula atira lanyin lanjurto fana yeko afana eta school aya afanje society kono because handside ite mi ya wulu kabira dinding ni man tala duda yitandi yala ka foko hani itati je wala modo tije asilono ya fayir ala lanjuro ka ya famma koy ku jama bije aman sula mola foyo wakada mota kabiri adindi male foya a follow wolon karamuto tati adun wulura lanjurto be bulisu ko ne tele ba fintindila masakunda yalo masakunda lalo ndin kola ka foko lanjurto tata karambuto wotede ni tata karambuto fanan dol bije special needs wali yole soto pro ibe triti da nyamen karambuto katun dol bije mi yala ndiko ni ka puspusole use classroom ko no ena aman atafan selendi wala foni moya makoy walla ay jiay munuma yalla wo fana mambete ya anim fana walla komi mi yalla ko abukeje finkin tewlo ay visually empire ay nyanta kata school le brel facilities ñol nyanta tarajede ñu yalla ko isi karanno comme mo ñol be karanka nyami ami batandi wotanti ni yamaro soto wulula yeko mo morondi ni yalla ko yeddum soto lanjur tolo ikana bula suwo kono ikana mabo afintindi anyanta karan mi soto la kabira dinding ayo karan soto ay finti ay kafa mo ñolma because follow diaje moli balon na ko be ilan jurle wala moli balon na ila problème mo ñineti i finti ta ni ban finti moto lonna sa afelenti alhamdulillah UDP Democratic United Democratic Party 100% differently able inteli ñi win mi londi te mo morondi ni yalon ko lanjurto dindune bebulu la walle mu lanjurto ti kebalo ici bokano association o ñing kono le nomba sori bi jede albe miltala ni mpare tam bobe fanan dilale wol mam moto koma UDP mam moto koma all inclusive party long nta fanan be wulula be danila
mo morondi ni lanjur to bebul suwo kono ali nga finti ñe register ñe dundi associationol kono min boko UDP 100% differently able na ñaato talibi je nta murula ko made ngalande ko nim futata nyanta ka futala dame lanjur to adamuta te nyala hanima amandamuta te nyala ni bulata kono ana fanyim be jile be da kan katum follow afilentin be bi min to bi ni mu pus yoti walle mu lanjur to ti lafta ka finti jandi be moto fan sotola pour kata aka ke bul problème transportation o Gambia jang among sono ya sinna malle sako miliyalo ne ko ibe pus kono isi la finti la isi more than 1 hour 2 hours ke lorin siloka ima moto sotono because moto ko be koleari dol kaaje ko nin jita janimbe nyin na puso bulande la ngabula moto kono mu time we sol bari ngalon ko ni UDP man sakunda sotota wo bebe ila agenda kono le mi yalande ko ibe facilities kila mi yalande ko lanjur to la movement be sone ala nyame ku jama bije mbe jikirin kafako abe sono yala le abaraka ba kay lawo kumu anyara adundan dafa wala cause ndeka mira like lanjurto jama se lafka finti be ngalon ne Gambia jang ndey pour ka moto soto aka koleale sakonin momi yalon ko aba puso ñu aba mari be sirim puso ko na mari lanjuro ñu soto sinna mal man moto ko koleata sinna mal ma ko ya fo nyame sako mol mi yalon ko lanjuro soto ñu ñew ci association bi UDP 100% for differently able association bi fan la nekka ak ñaata nit ñoo fa nekka association bi mu ngi nekk Talending biñ ko register 32 people la woon waaye foog naa léegi romb na because am na ñeneen ñu register indiwuma liste bi yëpp ba pare njëriñ association bi njëriñam dafa am important torop ñun Talending lañ nekk waaye suy centre bi Karamo Cissé suñ kansulo Talending bi bu ñoo wax Karamo Cissé moom si centam bi moom moo ñu jox foofu suñu own office moom tamit kansulo UDP la bi ñoo form association bi wax ko ne nag suñ problème mooy benn mooy fu ñoo bugg di meeting mu ne ñu ñëw leen man suma centre bi dinaa leen fa jox office seen own office boo xam ne su ngeen buggee meeting di ngeen ñëw mun a def seen meeting si yëpp kenn du leen di stop moom Karamo Cissé moomu nag emut ci loolu dafa si yokkal loxoom muy lobby suy dem lobby daf ñu décidé boole waale because of maa ngi fàttaliku la last time am na container bu mu isi woon ay pousse ak walking stick yi banta yi ñu dee doxee ni yu bari daf ko joxoon suñu association bi comme ñoo xam ne am nañ problème yi pousse ak problème yi banta ñu mën a jël yoolu ñu use ko ñu ngi ko see gërëm bu baax di ko santa loolu yëpp mu ngi wane misaal yi government yi UDP su ñëwee dooleel bu ñu ñoo dooleel because of lu ma la waxoon si gannaaw rek nit ki su la déggee ndéewoo mu jox la su la waxee xaaral reer su la neexee sax nga fanaan te xam ne dangaa reer ba reeraat because of lu nekk rek ñoom sample bi dañ ko dee wane because of su nekkoon keneen la mun nañoo wax ne ñoom nekkaaguñ government amuñ doole boobu noonu waaye seetuñ ko de luñ am lum ndaw dañ ko dee éene bokkaal ñun su ñoo séddaale lu ñu munti séddaale ñun ñoo dee nekk force balaa ñoo xalaat keneen ñun ñoo dee nekk force kon nag ñu ngi ko gërëm si loolu di ko sant waaye loolu yëpp lu ko waral mooy dañ am jiit bu baax muy suñu parti leader bi ndik su fekkoonte ne moom meloon na neneen wala doole leen ñu num ñu war a téye foog naa ñu nekk si gannaawam tamit dañoo bàyyi seen loxo waaye ñu ngi sant yàlla comme bu ñu yàlla joxee ku mel ni parti leader bu mel ni Lawyer Ousainou Darboe moo tax ma ne nañ ko jox réew mi gis nga Gambia bi fi mu toll nii mag mu ko mën a amee because of mag dafa fekkee démba fekkee tey ñaareel bi dafa ragal yàlla xam na àdduna am na yërmande si Gambian yi ndik Ousainou Darboe foog naa ne tey lu moo utati si àdduna lu yàlla du war a may doomi aadama si àdduna yëpp may na ko waaye soo gisee muy sonna ngir Gambian yi la dama dee xool baa Ousainou ba yàgga suma yaram daf dee daw si moom ma ne xoolal
suñ parti leader yàlla def na ñàkku dara si àdduna kii lu mu am na ko ba tey soo gisee muy sonna tey yàlla ñun Gambien yi la dafa bugga si coono buñ nekk ñàkka biñ nekk ñu génn si ñun nag tey ñoo war a ubbi suñ bët yi xool xam ki ñu bugga ak ki ñu bañ ngir yàlla li maa ñaan Gambien yi suñ karta yi nañ ko jël jox ko UDP su dee óolu bu ñu xool parce que nañ tes rek benn 5 years waxuma la 5 years waaye force bi ñoo njëkk a toog rek bu soobee yàlla waxuma ne ñëpp dinañ wax alhamdulilahi rabbil alamin de waaye xam naa ne de moom dinañ kontaan de dinañ kontaan ndik am nañ yaakaar si moom bu baax a baax a baax a baax because of li moo wax nii moom la moo doxee ñëpp la emale moom amut ne kii borom ñaari tànk la kii borom benn tànk la ñun la gën a fonka ni borom ñaari tànk yi man si lu ma gis ndik baa Ousseynou first time ma njëkk koo mit Talinding bu ma séenee maa ñëw moom si boppam dafa jóg taxaw dafa jóg taxaw police bi di ma jéemal fii mu ne ko ne bàyyi ko mu ñëw bu ma ñëwee ba egsi si moom nuyu ko pare bi maa dem nit ñi dañ ma doon laajte yow yaay kan maa leen man doomi aadama laa comme ñëpp rek kii si boppam moo respect doomi aadama te rawatina suñ maas yi nga xam ne different li able mën a du si boppa because moom su defutee nii moom moo war a nekk sample su defutee nii nit ñi lu ñoo téye dañoo bàyyi si gannaaw te bëggut loolu bi gën a bëggoon na fi Gambie bi àgg fu ci lu munti def si Gambie bi ñun nañ nekk si kanam nañ nekk force because of xam na ne yàlla dénkut ñu doole te tey ñoom ñu yàlla teg si kanami réew mi ñoom ñoo ñu war a mën a dooleel te su wane wutee sample bi doomi aadama itam du ñu mën a jàppale ñu ngi koo gërëm bu baax di ko santa man moom su ma ngeen mànde si moom am na fu mu doole waaye du am du mun a jeex du mun a jeex I understand mun a jeex ñaan yàlla rek yàlla eggale ene bi yëpp baraka baake jërëjëf Ndeye Jaaray yela président la kumo moyele comme United Democratic Party ila makoyro kan empowerment kombe min fokanten karamo si c'est la ka officio bondali ali alfansion officio soto e manda woto fanan e puspusol kinan tamaran dokol kinan wobe makoyro rayitandi ite samona fono e bamin la fala no de min fo association o nyina karola o muto ñaati ndeye ko mo min fa bebe sahayari ne parce que folo pus on defale mo ala bénéficiaire foloti UDP ala loña banko nyin kan isa fo nyaaw nyarandi tabanno la fo katum folo me nyim min kono jambi ten political jamale tambita bar bintel felentim be sirin jang mbe diamula duniya bele benje kan mil mam bo mol kalama mu jamal be bala mol kalama bi o chance jumale ya di mo United Democratic Party watin tebe duwala ba Ousseynou atalla abe minni kan banko nyin nakoto ala ya so ala ba Ousseynou man tara bataring afangay bataring Gambia dingulle because bi ba Ousseynou daman na amam fo fenna ala family mol jama biji e man fo fenda ba niaje abe loring ala ftere pour Gambia mbele dentala abe lafirin banko la nyato talel abe lafirin banko dinken dole milisi doku keno banko kan yenana ye doku ke Gambia fane ke fenti sinin mi yalla no konsilono faye balwola karola jata kende ala karola fanna abe la karola woto ba Ousseynou nteke mba tentula mba jayila mbe duwalaye amanda wola karamu sise ntelani association la fomo kabringa fom palaso kake mol la problème tele bari atele para palaso di mol la sentato e firtam nimbe mitin naje insita ngapitin ay office di mol la abeni sira ninna kiyamano dabo julo mbol fana tentula mbe jayila mo rondi nabe lorin tel differently e bulolle pour kan na nyaato taje ntela duwa be duwale atel mari no be ngani homo minti sama sinin ala ya di molla ka fo ko ilanjur tale be diam lambadi lanjur tolle o kanati nandi nako moye ke jonti ilanjurta e nyanta bole fan kala male ilanjurta i hakkilo mal lanjuru mil be simula e simin kino ye mira ya soto ye
kuwoli mire no yifaye yake ite min fana lanjurta wa hakkilo belale woto alinga akata mbe wulula danila mbe community wol danila lanjurtoli alinge sembentuya alinge fintindi alinge la nyantol dila komi UDP yake nyame nim political party jama yake wonya bimbe dame mbe tambila wala parce que woliye lanjurtol kalamutale fo inila winne inila association wala be politiko nyin kono ni sulata fenferendina imaje ko nyil mu lanjur tolti mitino be dawda ni atara sinna mali singli futandije ye chance din telefona lale tanin na man sono yamma barintel ninna fansu motollo midi yalande ko ni lafta tala ay nan kamma mata mitino aten ay murundina bi fam pour kana programme woni aten ntebe fotalindina nimbo fo lamen barna nyala sono ya abe muy telleti yenna tinanja nata mbediamula mbenna kole ya koli tandida mbenna parti politico ndunta politico kono parce que mfanal mu banko diwuleti ninna carte fayo ninna carte keso oto ni mun telefonal ya nyaato taliti njikita ko UDP masakunda nalota Gambia banko kanja landu to jamale ba fanjela kole yal mi be kering abe talala de koy ka fo yewo fo nyamen ndafa kata modi mi ko ngawo suute pati la karola biko pati kono ka fol bijele mi ko wolbe lorin pati la kono pour ka mol ma ko mi ko e lanjurol soto ni ya programme jibe min tambita nu Independence Stadium to Jaliba Kuyata ama min comme sinna mal damal letata je mo potata je mi yalon ko wol fo mu lanjuro let bi so wo be so total atol be wol kon so way mina yitadi way United Democratic Party la all inclusiveness la yitani ko jara ya fo na maninde ya fo nyame so dun tubab ko kono domandinga jema mol mi yalon ko ba jiberola today's discussion is based on empowering differently able people. We have all seen United Democratic Party launch its 5-point agenda and manifesto. Part of the manifesto on the differently able is to create policies and programs for the protection, promotion, and the welfare of our most vulnerable people, such as women, children, and people living with disability, that is physical, cognitive, and the elderly. Comme tuwab kawoto nyim policy ye me yitande musol dindingol anin kebal because ni ajibe wala bracket oti mi yalon ko musafo wala folta on this bracket ni nata lanjurto la karola surtout musol anin dindingol ntol United Democratic Party mune nyanda ka ken na lo long kangolti wo umul la karola ndey. Okay, suma chairman bi sa laajte bu nga laajte noonu am na solo bu baax ndik differently able yi li gën a nekk seen problème mooy dëkkuwaay comme seen fuñ dee dëkka first of all because of soo seetee si ñun tri côté bi ñu bari ñu ngi rent te boroom kër yi fii nii soo nekkee differently able nga dem uti seen kër luwaas suñ la xoolee dañ la da wane seen luwaas doo ko mën a fay because of dañ dee foog ne kon ñun ñëpp si yalwaan bi lañ ko dee yaakaare dañ lay wax ne yow doo mën a fay seen luwaas il faut que dangaa ut koo xamante ne borom ñaari tànkal moom moo laa dem utal néeg bi ba amal la néeg bi mu waxaale ko su dee dañ war a da joxe advance nga jox ko advance mu dem fayal la ba pare yow dangaa gis ne bés bu ngaa ñëw pour transfert si kër bi si la moo xam ne kon yow nii nga mel soo defutee noonu doo mën a am néeg bi benn government ni UDP am naa yaakaar ne suñ ñëwee dinañ ñu mun a jàppale jafe-jafe boobu noonu xëj na mu mun a wàññeeku because of tri côté bi si ñun yëpp amuñ kër ñu ngi luwaas am na si ñoo xam ne nag ñu ngi seen family compound bi waaye am na ñoo xam ne ñu ngi luwaas ñaareel bi moo nekk good education suñ jàngi doom yi ak differently able yi nga xamante ne xale lañ war a dem school te amuñ opportunité bi ku leen mën a yóbbu school because of benn mbiri transport bi daf leen dee sonal because of soo amee different man suma doom ngi ne la su ma waree jox xale bi moo nekk baby UDP foo naa ñu bari xam nañ ko suma doom la soo léegi dangaa gis ne moom jógee ko ba Lamin Babelon pour ñëw school fii in Serekunda
dafa tuuti trop pour moom kenn dafa war am ku ko escort waaye ndax man mun naa loolu mënuma ko xale bi moom kenn laa dee bàyyi jox ko yàlla jox ko paas mu dem waaw lu nekk mun na ko dal si yoon bi xamuma am naa yaakaar ne government UDP suñ ñëwee dinañ si def taxaw boo xam ne at least su nekkee dañu ut i boss yoo xamante ni sax ñun pour dugga si du nekk difficult suñ ñëwee taxaw dinañu mën a pick ak suñ famille bi yóbbu leen school su waxtu bi jël bi ñëwee di same thing foog naa loolu dina gën a easy si ñun incha allah bu baax a baax te am naa yaakaar ne du ngeen ñu fàtte incha allah ñaareel bi moo nekk liggéey because of ñu bari lañ defoon ne ñun comme su la yàlla bindee nii rek waruloo liggéey dara because of am na ñoo xam ne jànga nañ ñeneen ñi jànguñ business lañ nekk di def waaye amuñ seen business ñoo def noonu pour ku leen a dooleel mooy problème bi dangaa jóg ka daanu rek soo lebee fii nga dem dugal fii génne fii te am nañ yaakaar ne yéen seen government su ngeen ñëwee di ngeen ñu mun a dooleel loolu moo tax ñu bëgg ngeen toog secondly su ngeen gisee ma wax loolu man lu nekk dama dee am firnde war naa fi suñ kansulo Talinding Karamo Cissé dinaa wax suñ nominated kansulo mooy Moussa Badji su ngeen gisee ma ne dinaa wax si moom mun naa wax ne Talinding man mooy suñ right hand waaye dangeen maa njëkka baalal tuuti ma gërëm suñ chairman bi Baaloo Kanji mu nga Amerika maa ngi ko gërëm di gërëm oncle Keba Demba Cissé di ko nuyu bu baax di nuyu exécutif yi Talinding bi yépp ma soog a ñëw na su suñ kansulo bi Moussa Badji ndik Moussa Badji su ngeen gisee ma bugg a wax si moom daf ma taxawal fu bari te su ngeen gisee loolu yépp am gannaaw UDP la UDP moo tax ma xamante moom su nekkutoon ak UDP man su ma duggutoon United Democratic Party du ma xamante moom Moussa dama dee feebar because of man fu ma dëkkee woon Talinding pour soo feebaree pour nga war a mën a jël town trip pour mu dugga sax su nekkee time nawet bii nii town trip boo munti jël daf laa wax ne du ma dugga dafaa dem ba KMC jël moto damaa feebar emergency 3 o'clock su ma ko koolee dafa bàyyi lu moo defee dem jël moto ñëw jël ma si kër gi yóbbu ma lopitaan lu gën a ndaw waxuma la ticket buy ticket du ma xam ñaata la moo jar moo ko génnee si poosam jënde ko garab yi yëpp dafa toppatoo everything dugalaat ma moto isiwaat ma si kër bi su ma si yaakaaroon government naka laay def du ma dee because of yow su fekkee different able boo xam ne liggéeyuloo defuloo dara lan nga yaakaar ndimbal bi nga yaakaar nguur bi moo la war a dimbali mu ngi la jox gannaaw yàlla su doon ne amuñ fi United Democratic Party coono bu bari dina am incha allah coono bu bari dina am man dama yëg benefit United Democratic Party man dama koy start yëg depuis long time te suñ government taxawaagut nekku ne lu ma nekk United Democratic Party moo da wax damaa wax te yàlla rek tax su ma feebaree am naa suma mbokk yi ñu ngi fa ñu ma bokkal dee bàyyi ñu waaye suma xel du dee xalaat dara ñu ma bokkal di seen political party ñoom laa dee call direct su ma jigéen sax du ma ko dee call ñoom laa dee call direct ni loolu lan moo tax yaakaar bu ma am si ñoom te xam ne su ma leen ooyee rek dañoo def action man si lu maa door lu nekk su ma si amutee yaakaar du ma si dee sori loolu moo tax ma bugg a ñu jox leen nguur gi because of képp ku ñu mun a boole rek ñoom seen underground si suuf ba si kaw yépp dafa leebul mun naa laa wax ne su nekkee tool la dañ ko béy ba amul benn ñax fi mu nekk ni ñoom dugg a toog Gambia bi moo leen ñor liggéey Gambia bi jëlee lañu si state bi ñu nekk yóbbu ñu beneen state ba nga xamante ne waxuma la Africa waaye adduna bi yépp dañoo naw Gambia fu ñu munti dem duñ ñu tuutloo duñ ñu sewloo waaye fi mu nekk ni soo génnee outside suñ ne Gambia rek yow danga dee rusawu because of ni dëkk mi mel la loolu moom kenn du la ko wax ñépp a ko xamal seen bopp ñun yàlla moo ñu dimbali tax ñu yàlla dimbali ñu mooy li ñu bokk United Democratic Party suñ duggee si seen biir duñ dee filati ne ñun differently able lañ wala am nañ lu manqué si ñun because of téye bu ñu téye la tey sample bi nañ am rally suñu amee rally nga dem gis nga baa Ousseynou state bu mu toog foofu la ñu tey tegal suñu toogo ñun differently able yi fa lañ dee toog ñun ay VIP lañ moo tax su ma demee suñu ma xaamee bi dama leen wax ne xaamee ngeen man la VIP man tooguma fii de VIP laay dem toog dañ day reetaan loolu yëpp lan la yërmande gi bi mu am si ñun ak yëg-yëg bi mu am si ñun because xam nañ ne doomi aadama yëpp benn lañ utale bi mooy kii yàlla may na ko lii kii yàlla mayut ko lélé soo léegi loolu su boobaa amee nag dangaa mën a ekkati boromam jox ko lu nga xamante ni ku am ñaari tànk am ñaari loxo amut ko su boobaa dangaa gis ne moom du filati dara
waaye fekk def loolu yaa ngi koo jéem a def nii rek yaa ngi koy indi ñaari problème dafa am xaat problème am naxari àdduna ak naxari cër bu manqué ñu ngi leen a gërëm ci loolu di leen santa te di leen ñaanal yàlla ne fi ngeen ko téye foofu la bu leen ko bàyyi buum bi du dog dafaa ñëw te egsi na ba pare government UDP inshallah 2021 December 4 yal nañu yàlla may government UDP inshallah jërëjëf comme ndey yaafo ñaamen definitely UDP Mansakunda man nanam folo lanjurtol kete VIP comme ay min foten naman ke kacati mo jamabe jibero lete wolonna ko kansilo sotata min keta Musa Bajiti a lota ala kuwala andon mi atina ay Musa Baji long United Democratic Party wala tina ay Musa Baji long ay do fanam fo jang nimbito mo be kering stage o pabila stage o bala etol katara wolto ni nyini ngaro ko manta suiten tem VIP let so way mi yitandi way United Democratic Party le empowerment for the differently able I wole yitandi man fota Mansakunda follow secondim fota Mansakunda fele nyaaye kansilo je mi alonko amul njurtolti ndefanan bediamula ngalo ne akete nyaawonya ni United Democratic Party la next congress nat mo soto la executive kono le mi alonko a better la loring pour differently able wo be kala nyim party to le because pabi ya fala diamol kono le a fala saferol kono anum fanan mbenya ya bring covid-19 nata ya fo ila diamoto ko sembenturo ketala pap kabonam patito anum fana manda woto fana sunkaro kono pati e mako ero so ngani lonko ni United Democratic Mansakunda nata aketa nyaonya hanim ma minister soto mi alonko amulan jurtote so fo soto no mi alanka amulan jurtote minister mi alonko ay kewot bari fana policier mi alonko wolle nyandaka mol sembentu ya mi yalonko wolle lan jurso wobe kala fenete mi yalonko abe sotola na Mansakunda konole jaray yela vice president moyle ay minfo atol mu VIP leti United Democratic Party Mansakunda man nanam folo nim Mansakunda nata Musa fono atol sekeno VVIP very important person wasata mino ha yamuno sote be minfo la woto mbarin ke wa baraka bake ye UDP lo lanjur tolye ay ma koyro mi samban telekan ntaban no la fola fanna jamala kabrin ba usen ya intel kala muta anim bi tema ba usen na executive wala afali ibulo bentel kotole nyasi obe nyama UDP Mansakunda ntel fana be duwala nyine la ko Mansatalla yo londi nyim banko kanja katin jikitan na kole ya ku jamaali bije altalla sa sono yande min keta commune na vice president ya fa nyamen de sen ntel mu jama bije taradula ko munna problème oti mbe luwa solela adu ni be lanjurting kordati jama bije buka bungudira nyimbita sadada nolla abenna bungola nyaadire milliard ne koy 40 hana ak qualification o bebulu pour ka doko soto jang aka kebul problème o tide dol bije la ndur tol lamiti ibuluta ila dinduni bije e nyanta pour kata karambunto asembo tela dol be business ola pour ka pala so fan soto ka wafiro ke e ma soto no ndikita ko ni UDP Mansakunda nata la ndur tol la kol ya ku jama bije abia akoma fele lale mbe jikire wala le sonta wala fanan sonta wala ñu ñëw si association bi if you want to be a member of this association what are the modalities involved? Okay, association bi so si buggee join yomba na li nga def mooy danga joxe sa tour ñu binda ko nga joxe sa téléphone number ñu add la ci groupe chat bi da nga gis ni every month tamit end of the month dañ dé def meeting ci centre bi waaye meeting bi comme like suñ ko waree def dañ ko dé announce ci forum bi ñëpp foofu lañ ko dé yëgee nga ñëw join mbiram easy na trop because of defuñ ko mu métti because of yeneen institution yi xëy na maybe balaa nga lifin da nga dee fay register
ak yooyu waaye xam nga ñu si ñun ñu bari nekkuñ di liggéey nekkuñ si dara su boobaa soo buggee ne dangaa jël nga jiital affaire yi xaalis foofu noonu dangaa sonal ñu bari ñeneen ñi dinañ bëgg a join waaye duñ mun a ñëw waaw moo tax free la for now free la soo buggee join téléphone number yaa ngi fi xam naa boobu dinaa bàyyi jaaraay jaabi after moom dina joxe téléphone number yoo xam ne soo koolee foofu noonu nga joxe sa number dinañ la mën a add si groupe bi waaw bokk si moom yomba na torop jaray ala diamoto aya foko molbe diaspora mi alon ko ike bulodundi alla association o nyin kono ay mol tol fo janne pusol batanam diaspora mi ngala no comme ning anata diaspora la karol for United Democratic Party len diaspora because it dunta diaspora it dunta tubab du daoda United Democratic Party chapter sotoje chapter te banna no fola nin ko be chapter to fola jambi nse afono le fo jandin sama ma banno ite muna soto ese min fono United Democratic Party la diaspora ning anata lanjurto la makoyro la because vice president ni ya fo ala diamo nyin kono abarka bake mbarin ko o karola nte simin fono je ko wala nyinti ko coming lanjurto la karola e diaspora kol tonya e buludu mol kotole be mol makoy kan bar hani sayin ni lo nyanyin si lafano parce que min keta coming jang ni la puspuso tinyata wala nyanta ka puspuso sang asembote la ni kata doko la e nyanta ka doko sang asembote la ku jama bije abu ka sone ya ko min lanjur tol bulo kono ni ya ila loku ni masi tarano jere ye iblo fay lanjur tol kan kendeke iba ke kande bar hansay ntela dandro mu jinete ko isi mul kala mutandi kendeke komi yela sembo la faje abaraka bake ngalan tumando bato obe kelale because ni United Democratic Party la diaspora je wala makoyro party to nta folano te danna no woto andum tumando bato ngalan diaspora ko jamal be nyim programme o nyim jibe kan ay balana comme nka min fo United Democratic Party amanke foro damati. When it comes to UDP, we have all sectors. It's an association of fonole, it abandano. Ndekamwele United Democratic Party differently able. Bari bi nala kachakono. Bi lekata fenti nsafo na karango agena la fata ka na lanjurto la karola. Konga fo diamo kono nyame. Karambungoto molsoto da mi alonko wolbo puspuso kono ikasi wollente no safero la wollente no diamola so ndolla man sakunda ñine mu United Democratic Party nimmule ñinin karo ke mu ne United Democratic Party nsafo mole ko United Democratic Party lem party ti mi yalon ko lanjur tol e kambo wollo kon mol mi yalon ko be tamanin simfulol la e belori wol kon akete ñan tawde birindunda manifesto la loncindula ngaji je ko kewa kafo o kewa kafo kata fendi mi yalon ko ma fo parti dol ma soto bar ndolla parti United Democratic Party ndolla kafo soto la mi yalon ko ke balla muyti e bije ye kamo soto parti to ye e nyanto soto parti to e lodula soto parti to nim parti findita dawoda e ka findije so ñing all inclusive golem pendi mi yalon ko that is what defines United Democratic Party. Ite mi yalon ko be jibe rola e mu lanjurto to e lanjurto soto suokono kana fuko lanjurto adaman tarabanko la doko la koto adaba karanto jata kende anyanta soto la fewo fembije mi yalon ko mol bi yalon ko ya soto e ni simfulol wodol fana ya soto la ngalon tamo nying tata bakela sang mi ba foka nye ko 10 minutes wol tutaje se kumu kumfa because siyo nyim meta ngalong alla condition o nyim Kenya tum na danda tol la anin tol nse si janga diam montoro wati fula mabanno ndey in conclusion lo muna wax si topic bi
topic bi daal xanaa di ci sant yàlla rek di gërëm suñu parti leader bi honorable Lawyer Bah Ousainou Darboe ñu ngi ko gërëm bu baax di gërëm executive member si yëpp di gërëm gars yi diaspora bi ak Gambia spécially nag di ngeen ma baalal tuuti ma gërëm ki nga xam ne mooy nekk di sponsor suma doom bi Baby UDP ak magam ñoo ne nekk di sponsor because of su nekkutoon nag yàlla ak ñoom tey duñ àgga fuñ àgga nii because of man suma xale yi demoon nañ ba amoon na time boo xam ne nekkuñ di dem school waaye yëpp si ndimbale United Democratic Party suñ chairman bu ñoo wax Dabo Julo ak beneen partenaire bu ñoo wax Youssoufa Mar moom moo ma jàppale si gars yi diaspora bi am na magam bu fa nekk moom moo nekk di sponsor tey suma doom bi ba mu ngee jàng ba mu delluwaat school baag ak magam maa ngi leen a gërëm bu baax di leen sant di gërëm Mamadou Sabali commando of UDP maa ngi ko génne bu baax di gërëm Adja Binta Batabale Jaabali Maabali mun lépp tur boobu moom Mama Sabar moom kenn laa ko waaye moo ko mun di gis naa ne programme United Democratic Party bi amoon si Jaliba bi si Bakaw daf si taxawoon bu baax because of bés boobu rek Adja Binta mu ñu jox 36 tickets waaw Karafa Sonko moom tam mu yokkal ñu another 10 tickets ñun keroog mun macha allah mun naa la wane suñ team bi ñëpp a dugga free ticket ñu ngi leen a gërëm bu baax si loolu di leen sant gis nañ seen taxawaay si ñun di leen ñaanal yàlla 2021 December 4th yal nañu yàlla may government ne UDP ñun ñëpp ñu fekkee ko incha allah di la gërëm yow tam bu baax di la sant jërëjëf jaay président la kumomele siyo nyimmeta ante damma na danta atolle la nente sino jam fo sama ka United Democratic Party la sembentu yandro fo lanjurtole bar programme o nyim fanan watole bala no kacar nyin diata bari felem purata programme o kum fadla sembune fono ela kum fadla to badingole milianon ko wolle be jibe rola animol milianon ko wolle be programme o nyim jibe la abarka ba ke mbarin ko ila kuma kan kuma yata ntenga min soto ka fako mbe na parti leader konton na mbaten to lamba jayila men na executive members wol be konton na ani mo morondi ni ale tebe lorin telefele mbe konton na mbe duale yo mo fulanja munyante komin ko lanjur toli ali ngakata ngafinti ali kanatu sirim bundu kono parce que ale single mota ikata puspusol la ikata dokol la e nyaale bukeje bari hakkilo be bete yarenne miri bitaki sim fulula miri nya fulul be jero keka wol yemin keno ita fanansa keno le wulula mil be suwo kono e be kera lanjur to fintinde ambe danila ala lanjur to fintindi ali yela nyantol dila komi fanal mu mollete ali fintindi yela registranyol soto ilafta bula la political party min kono ye bulaje ntelani UDP 100% for differently able abe opening mbadi lanjur tol bele momorondi ni se futano je ni atara futanyo mo kole yatema nomba ne bijele be min kilila pour ay ad WhatsApp groupe kono na WhatsApp groupe sotole nka mitino kele e firmon bari nka mitino nyim fo WhatsApp groupe nyino kono say ni yena admin non call will be ibela nomba dila wallela Mama Cissé 6196725 ni yela nomba diala abe adla WhatsApp groupe kono le isibula no mol kunne any activities mbakela ibe bola kalamale na kiyamano fana bijele Dabo Julo o fana mo admin neti o fana na nomba bijang 9943539 o fana niya call ibe kila mole timi yalo no ko abi bulandi la groupe nyon kono le iskal mo la activity sol follow WhatsApp groupe nyon kono alse finti nga kafnyoma bari momorondi ni mu banko duty yero lo soto ila banko kay nyanta kamin pile amanna ibe lanjurling amanna mu dindinti amanna mu kebati UDP yayi tandinte lal ko komi yafa nyamela diamu dam tadula UDP mu all inclusive party leti aka mobile dablandi je amantel tukoma ayayi tandin nal ko albe dawoda nal bijele abe diyaring abe kuyaring safi ndefana be mobi danila momorondi niyalon ko lanjur to bebul walle mu lanjur tolti isi fintina ngani no bagnol mi fo ye kumandi ye ad WhatsApp groupe kono ye join molkum
abaraka bake kumonyin anyinyata kumonyin diata tataku ko ngamin fo mole wato wati wala bije kacal dalta ka ke janne birinyim programme mo starta bari nyim kacal fanan keta kacal ti miyalon ko kumaya bata because for the first time political party finti ka mol invite platform to kana ka diam when it comes to empowering the differently able party ntol na party min keta United Democratic Party ndeka afo mole wato wati ni dunda nyim party kono le e bala na mol mimbe nyim party kono ala baraka bake alla na programme to akumaya bata ngalon tumando bato dobe jibero la ala njurto soto suwo kono aba atinalale wo fanana awareness ala fahamro ning anata banku doku wala karola katara nyim mosi falla kola aba ala hakilo nyim faham lo nyim bambandila bakele nyim karola baraka bake they vice president de sala vice president UDP 100% for differently able people and Jarai Jabi treasurer differently UDP 100% differently able people. I am your moderator Ismaila Farera. The theme of discussion for today is centered on empowering the differently able people. It is UDP on the trail. Join us on the campaign trail to be informed about our policies and our manifesto till we come your way next week Wednesday, same time, same place, Kerfatu, UDP on the trail. Thank you very much. Good morning and welcome to the official launch of the United Democratic Party 2021 Manifesto, its 5-point agenda and official website. To the Gambia, my beloved country, this is it. This is the United Democratic Party. Today, we have the opportunity to present to you our agenda, our manifesto. We are doing this truthfully, no fake promises. Our 5-point agenda focuses on key priorities that the UDP government will seriously address. It is a summary version of the various sector policies we have committed to in our manifesto on our website. The 5-point agenda would be the contractual commitment that a UDP government will give so that come 2026, we invite the media, we invite everyone here to hold us accountable whether we had actually said what we were going to do. The good news is that the manifesto and all of the information you're getting here, you can download from our website. All of these would be accessible through our website, udp.gm. Monday, 23rd August 2021 marked the 25th anniversary of the founding of the United Democratic Party. We choose today's occasion for the unveiling of our manifesto for the presidential elections, which is less than 100 days from today. So this 25th year of UDP's existence will really show that in the next 6 years, actual transition will commence in this country. The United Democratic Party, in delivering these promises, first, we are going to curb corruption in this country. We are going to invest in our youth and our women. And we are going to achieve this because we have the capacity in the United Democratic Party. Because we have the integrity in the United Democratic Party, and because of this integrity, we are going to create bankable projects and using these monies to invest in our youth, invest in our agriculture to create the jobs. Ladies and gentlemen, this is the United Democratic Party.
You want to know more about our policies and agenda, and also see me on the campaign trail. Man Adjiyam Seck maa ñëw pour wax politique United Democratic Party di leen won ne soo leen si bëggee xam dara àllarba bu jot ñaari waxtu genn wàll. Do you want to know more about the UDP, our plans, policies, and agendas, and also see me on the campaign trail? Join us on our program, UDP on the Trail, every Wednesday at 2:30 p.m. only on Kirfatu.